ana Khalifa Ababacar ewa lii jomb la góor gi siis lii jomb la di nga mel net moom ngay mel noor isa jomba ñaaw jom day darja baay ji ko clair ci boo ko déglee ndey gileem baay gileem bu da màggee saf lay baaxoo lii jomb la góor gi siisee doom bu juddoo rafet nu baayam ga ci yaayam jeex ni nga mel net moom ngay mel noor biya boori gel say bañ di ñu reetaan jom day darja baay jiwo kuleer ci boo ko déglee ndey gileem mbaay gileem bu doon màggee saf lay baaxoo góor gi siis lii jomb la tey ma jiir gi teral ndeyam teral mbokk ndeyam teral baayam baa mu ñaanam góor gi jomba ñaaw ngañ dem mbag baay waali njaaye ay tureer ngañ dem baag woli moto guy gëlis na ana góor gi siis ngañ dem mbag baay waali njaaye tureer na ngañ dem baag woli moto guy gëlis na ana góor gi siis yaa aye ngañ dem mbag baay waali njaaye tureer na car jomba ñaaw ko si xultira nga xam ne sa ngor yaa yewen gore car jomba ñaaw doom bu juddoo rafet ru baayam car bu góor gi siis ngañ dem mbag baay waali njaaye tureer caatooy car jomba ñaaw doom bu juddoo rafet ru baayam gàcc yaayam jeex car bu góor gi siis jom day darja baay jikko kuleer ci bokku déggilee day gileem baay gileem bu da màggee saf lay baaxoo ngañ dem mbag baay waali njaaye tureer Mustafa sama nopp jaagi ni ñaaw aayo gaaf Mustafa ya xolam ji benn yoon sama rakk jaagi nii dangaa yokk lamb ji waaye wàññi woo ko ni nga mel net moom ngay mel noor biya boor gel say ba ñu reetaan tey ma jinki teral ndeyam teral mbokk ndeyam teral baayam ngañ dem mbag baay waali njaaye tureer na Mamour Njaay nga tooro tey la samba yaw ni nga njaay mbër bu la neexe giléegi way leen giléegi wax leen giléegi way leen gilee Mamour Njaay nga tooro tey la samba yaa ni nga njaay bu la neexe ngay tey la samba yaa ni njaay ana góor gi siis bu la neexe nga lembe jaajëf loolu mënu maa ñàkk bañ a def loolu ci góor gi siis jërë ngeen jëf jërëjëf Demba. asalaamaaleykum saal bi maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jiital si nuyu bi nag soxna yi ma gis fii si saal bi ñu toog depuis si suba te mu nekk ay jigéen yoo xam ne wóor na ma ne jigéenu kaay baax lañu donc ñoom maa ngi leen di beral nuyoo bu baree waaw nee nañu dafa am taaw ba caat donc ñooñu maa ngi leen di nuyu bu baax a baax parce que seen teewaay fii dafay taaral bés bi te dafa am solo si bés bi trop balaa may commencer nag damay nuyu le CNG d'abord bi nga xam ne tey accompagné nañu si bés bi donc muy Maysa Ndiaye bi nga xam ne tey moo fi représenté le président Bira Sène bi nga xam ne du ñu toog journée boo xam ne déggante wu ñu au téléphone donc mu nekk nit koo xam ne partenaire stratégique boo xam ne bu sunu làmb di nuyu nag monsieur le maire le représentant du maire di ko nuyu di ko ziar bu baax a baax di nuyu sunu directeur de publication Mamadou Ibra Kane donc foofu il faut que ma taxaw fa tuuti parce que tey sunu làmb door bu amee tey ba écurie yi ñi mën a primer ay écurie yaakaar naa moom loxoom moo ngi ci biir bu baax a baax moom moo ñu jàppale moo ñu gunge ba lii mën a am tey ñun mënoon nañu bëgg affaire bi ñun créer sunu làmb door ñun journaliste man Dembélé Abdoulaye Dieye ne dañuy créer sunu lamb d'or comme France Football nu mu koy defee parce que France Football ballon d'or nu mu amee ñun noonu la ñu taxawee ni ñun war nañu mën a créer
benn sunu lamb d'or boo xam ne du ñu récompenser le meilleur lutteur non non dañuy récompenser la meilleure écurie parce que meilleure écurie dafay nekk trophée boo xam ne ñëpp a ko bokk du ne ma Samba wala ma Demba ñëpp a ko bokk te pendant d'ici 30 ans dañuy ne écurie Kaay Baax moo jëloon sunu lamb d'or du ñu wax Moïse Ndiaye du ñu wax Iba Kane dañuy ne l'écurie Kaay Baax donc loolu dafa am solo moo tax ñu copier France Football te loolu ki ñu si jàppale mooy monsieur le directeur Mamadou Ibra Kane moo ñu si gunge moo ñu si dooleel moo ñu si xelal donc loolu ñu ngi ko siy gërëm bu baax a baax a baax di gërëm ñi nga xam ne mooy le président Gorgui Ciss mu nekk nit ku sond si làmb téye écurie bi téye ko ak fukki loxo mënu ma bañ a nuyoo tamit le grand coach Konaté kooku il faut ngeen jóg tàcc ko parce que Konaté mun naa wax vraiment il faut ñu jóg tàcc Konaté Konaté c'est le meilleur coach Konaté li ko écurie Kaay Baax jaral dafa bari donc koo xam ne du nelaw du yàndal ndax écurie bi ñuy def résultat yi gis nga Kona toujours il était au diapason bëgg xam ndax écurie Kaay Baax moo jël premier donc kooku da ngeen ko war a jàpp ak fukki loxo ville de Rufisque dañ ko war a honorer parce que si lu muy taxawoo Tëngéej ñuy ñaan tamit monsieur le maire sunu lamb d'or bii ngeen ñu si accompagner comme Sococim nu mu si dugalee loxoom comme SIAD nu mu si dugalee seen loxo ñoo ngi ñaan partenaires yëpp ñëw jàpp si li parce que ku si jàpp pour écurie bi la jëm lépp luñ fi am dañ koy delloo écurie bi gis ngeen lii yëpp Sococim moo ko def ak SIAD ñoo ko def donc ñooñu tam mooy waa Tampico ñoo andi boisson yi ñoo andi ndoxu naan yi yëpp ñoom la donc ñooñu il faut ñu gërëm leen di gërëm tamit suñu directrice madame Kane bëggoon na ñëw mais nee na bi yoon mënul ñëw parce que chaque année da doon ñëw première édition bi elle était à Dóor-Dóoraat moo ko njëkk jël ñu pare si loolu jël Yoff jël ko moom elle était là-bas tey bëggoon na ñëw mais organisation bi yëpp moom la donc ñu ngi koy remercier madame Kane di wax ne Kaay Baax pour ngeen jëlaat affaire bi du yomb de du yomb parce que am na yeneen écurie yu nekk si ginnaaw donc daal mun na am ngeen jël ko mun na am doo leen ko jël mais liggéey la parce que saison bi am na yeneen écurie yu génn na ngeen xam loolu am na yeneen écurie yu génn ñu ngi leen di ñaanal nag soo leen ko naree conserver yàlla na yàlla def ngeen conservaat ko parce que li ma gis fii dal na xel discipline bu fi am farlu bi fi am loolu yëpp vraiment ñu ngi leen di si remercier di ñaan yàlla nañu yàlla gisalewaat si beneen anam ba nga xam ne dañ koy génnee si mbedd bi parce que lii bëgguñu ko woon dañu bëggoon génn si mbedd bi mu am ndaw rabine mu am gumbe mu am sabar mu am lépp ba nga xam ne tey waa Tëngéej dañ si doon gis seen bopp maa ngi remercier ñëpp di remercier journaliste sunu lamb yëpp Abdoulaye Dieye ak Abdoulaye Dembale ak sunuy monteur yëpp muy ñoom madame Diop ak ñoom Koli ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen jox rendez-vous année prochaine si décembre 2021 nag mooy nekk 4e édition bi en décembre 2020 le 19 décembre 2020 mu tombeek anniversaire sunu lamb mooy nekk 4e édition sunu lamb d'or jërëjëf. daaw la ñaanee na liñ ko dénk moomu ko ku ko demandé muy mosquée muy comédien muy chanteur muy étudiant muy Rufisquois bu néew doole muy mbër ku ko mënti jàpp day xool bu fa nekkee ci kees gi te nga yelloo ko këyit yi mët la fa nekk dina si jël lu tolloog sa dayoom mu jox la ko nee na xaaru si merci mais nag dafa neex nga defal nit mu taxaw mun la jërëjëf te loolu Sénégal gépp xam nañ si mbër yi rek lañ koy déggee kon tey jii jërëjëf yéen mbër yi jërëjëf le monde de la lutte jërëjëf Go jërëjëf Maysa jërëjëf tout le monde wasalaam merci beaucoup. waaw asalaamaaleykum rahmatullah du nuyu waa Kaay Baax di leen féliciter ci performance yi nga xamante ni def nañ ko saison 2019-2020 di remercier li nga xamante ni ñoom ñoo organiser lu mel nii di ci jiital suñu nuyu notre directeur général monsieur Mamadou Ibra Kane mooy ku fi toog nii il est le président des patrons de presse du Sénégal donc am nañu kilifa bu mat kilifa parce que boo nekkee président responsable du journal Stades moo jur sunu làmb
ba pare nga nekk président de tous les patrons de presse du Sénégal bu presse amee problème moom moo leen di taxawal bu presse waree gis président de la République moom moo leen di taxawal di représenter les présidents de la République les journalistes du pays. bu presse amee problème par exemple bu ñu tëjoon par exemple le groupe des médias ak beneen groupe bi Walfadjri moom moo ko doxoon ba situation bi ñu rétablir ko donc ku mel ni kooku buñ ko amee comme kilifa dañ koy tiitaroo di se remercier également di encourager Iba Kane mooy sunu mag mooy sunu responsable journal bi mu nekk sunu jiit ba pare mu nangoo liggéey ak ñun ci dëgg parce que tout le temps maa ngi xuloo ak moom ci biir liggéey mais lépp li nga xamante ni li avancement làmb la lay dox lépp li nga xamante ni moom mooy avancement journal moom moo koy moom moo koy sonnal di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram parce que moom tamit saison bi doon na saison bu metti ci moom ñàkk na yaayam yàggul noonu ñàkk na sëram tamit yàggul noonu te tamit ni ngi ñàkk kilifa bi nga xamante ni ku mu fonkoon la mooy Mbaye Guèye tey jii nii wax na ma ni Mbaye Guèye doon na ki nga xamante ni sama espérance la sama ku ma naw la woon. un jour maa ngi rappelé wu dama ko ne li ngay jël si Mbaye Guèye si journal bi dafa bëri tellement que xam na ni ki ci xam-xam lay waxee xam na ni tamit lu muy wax daf ko maîtriser daf ko xam di ko jaalee axlu làmb di ko jaalee famille Guèye di remercier également toute la rédaction de Sunu Lamb am na ñi nga xamante ne ñëwuñu nekkoon nañ fi liggéey nañ ci écurie yi bokk nañu si ñi nga xamante ne ñi ngi defal promotion mbëri di leen jaay di leen defal li nga xamante ni vraiment tax na tey ñu doon ay star di encourager les lutteurs comme Doomu Dangu Thiaka Faye champion d'Afrique di wax CNG ak promoteurs yi fi nekk ak président d'écurie nañu fexee des champions comme Thiaka Faye ñuy faral du bëre c'est un international toog na ay at bëreewul loolu bokkul su liy avancé loolu làmb les grands champions dañu war a trouver tout le temps des stratégies des solutions pour que ñu mun a compétir pour le développement de notre sport parce que dem nañu benn niveau le niveau de la popularité des lutteurs a pris le dessus sur ay vrais talents pour ñu bàyyi leen ñu exprimer wu. Il faut que les présidents d'écurie ñu réfléchir avec le CNG lan lañ mën a régler situation boobu noonu. Il faut pas que les lutteurs qui sont populaires ñoom kese ñoo war a bëree les lutteurs qui ont du talent dañoo war a bëree parce que ñoom ñoo war a gën a développer suñu sport national. Donc vraiment di kontaan si lii di leen encourager yaakaar naa ni daa mel ni sax Kayba bëgg na jëlaat yëf yi xanaa yeneen écurie yeneen ko nangu par rapport aux résultats yi ñu jot am daal Kayba dafa bëgg a jëlaat yëf yi en tout cas daal na yeneen écurie xeex pour que loolu vraiment ñoom ñu bañ loolu. ñaan mu jël nuyoo bi teg ko ci loxo monsieur le président Bira Sène di leen ñaanal yàlla mission bu bees bi nga xamante ne moom moo tegu ci seeni mbagg yàlla oyofal ko lool. ndax gérer la lutte donc c'est pas facile c'est des jeunes macha allah bari nañu te am nañu yaakaar ci sport bi donc Maysa ñu ngi lay wax nga waxal ñu Bira ñu ngi koy ñaanal mission boobu ak seen équipe bi yëpp. di nuyu monsieur le directeur général de Sunu Lamb di Mamadou Ibra Kane di rafetlu lool ni muy feeñale bokkum Tëngéej Mamadou ñu ngi lay nuyu ñu ngi rafetlu sa liggéey à travers la presse qui est aussi un moyen d'éducation wane nga ko léegi ci sa biir intervention que lutte bi mënul taxaw malgré le contexte sanitaire wane nga ay piste invité nga wax dëgg yàlla ndaw ñi au respect des gestes vraiment félicitations. ñu ngi nuyu aussi ki nga xamante ne mooy le président Gorgui Ciss
écurie Kaay Baax ndax distinction bi dafa ñëw tegu ci mbaggam mais la mu jiite yëpp ak seen liggéey moom lañu leen fay tey jii di leen ñaanal yàlla ndam lii yàlla nekk ndam bu leen jig et à travers ndam lii mu nekk une ouverture pour la lutte au niveau de Rufisque. di nuyu le président de l'écurie Tay Shinger kàddu yi mu yëkkati vraiment ay kàddu yu responsable la invitation à la concertation ñu ngi lay nuyu bu baax ak ñi nekk ci présidium bi yëpp maam ñaaw ñëpp ñu ngi leen di nuyu ak suñu mbokki lutteurs yi teew fii yëpp mënuñu lim ñëpp waaye ñëpp monsieur le maire Daouda Niang mu ngi yëkkati ay nuyoo yu tedd di ko teg ci seeni loxo di wax monsieur le président Meïssa tout à l'heure dafa am lu Baye Mandiaye introduire ci jàppale bi nga xamante ne autorités yi dañ ci jéem pour wàllu lutte bi loolu su amee ñoom ñii la parce que autorité bi li mu mën moom mooy di déglu askanam ñoom ñu nekk ay lutteurs def délégation ñëw seet suñu wax ñu ne dañu bëgg organiser ay séances de lutte fii ci Tëngéej wax ñu ni ñu ko bëggee defee yépp maire bi déglu leen ne leen organiser wu leen en toute responsabilité ñu ñëw fii def seeni réunion tëral seeni kuréel ñëw ne maire nii lañ ko gisee maire bi ne ni ngeen ko gisee kon dinaa leen defal lii je vais mettre à votre disposition le stade. bi ñu mettre à leur disposition le stade nag ñoom ñu organiser aussi mais li ñu ci gën a neex mooy le fair play ak yàqu-yàqu boo xamante ne amul dara ci stade bi ndax loolu lañ ci doon craindre ndax am na ñu doon wax naan boo leen jëlee stade bi jox ko mbër yi lii dana ci am laa dana ci am waaye ñoom seen organisation seen engagement seen détermination ñu taxaw organiser nit ñi ñëw mbër yi la bëre mu tas ñu ñibbi dara xew donc monsieur le vice-président ñu ngi lay yóbbante loolu ne leen kat fii mbëri Tëngéej ji macha allah ñu ngi def benn organisation boo xamante ne di jéem di organiser fii ci Tëngéej dekkal làmb fii ci Tëngéej ci ndimbalu maire te macha allah li ñu ci gisagum yàlla bu si kat dugg jaar na yoon. ñu ngi féliciter donc ci turu maire li nga xamante ne xew na Tëngéej muy séance de lutte yooyu di féliciter Kaay Baax ci distinction bi di féliciter mbër yi yëpp ndax kat làmb dafa nekk un facteur de développement au-delà de tout violence nag c'est pas l'apanage de la lutte la jeunesse bu fekkee ne dañuy def sport lu nekk mën na cee am mais ñi nga xamante ne ñoom ñooy kuréel yi ëmb làmb yu mel ni la presse ñu ngi ciy bay seen waar bu baax a baax parce que bu ñu defee distinction bii suñu làmb organiser ko c'est un moyen de stimulation parce que ku ko gis ñu relayer ko à travers la presse au niveau national à travers les réseaux international bi yëpp jot ko ku ko gis di nga ne war nañu roy ci Kaay Baax ndax seen tur rek Kaay Baax und nu ne bu ko defee nag yal na yàlla def ñuy teewe yi donc di wax waa CNG ne Rufisque moo aye tey comme ni ko monsieur Kane waxee yal na Rufisque di aye di aye di aye di aye ko defee ngeen di ñëw fii di distinguer sunu mbër yi nga xamante ne ay champion la ñu ngi nii toog ay champion la ñu et di leen wax ne incha allah monsieur le maire va vous accompagner si seeni activités et que la lutte sénégalaise en sortie grandie merci maa ngi leen di yërëm di leen sant. waaw merci monsieur le président. merci. maa ngi nuyu mbër yëpp man la coach Mame Less entraîneur Parcelles Mbooloo
maa ngi leen di nuyu yéen bëri surtout yéen athlètes yi di nuyu aussi waa sunu làmb di nuyu Iba Kane le directeur di nuyu Dembélé samay wëllëre lañ samay nit lañ ba lépp lu ñu yëngu lu mu sori danaa def les voies et moyens pour yegg ci jàpp ca bis ba ñu organiser ñoom bis bi am jëm defal naa leen ko dóoraat ñi demoon Yoof daaw tey waa kaay baax ñoo aye maa ngi leen di remercier ci initiative bi di ñaan yàlla ngeen gën koo yokk bu lëkkatee sax leneen lu romb trophée bi di ci àndaale partenaires yi ñëw di ci jàpp parce que ku ma xam-xam na làmb ma ñor bu ma sañoon lépp li làmb di yëngu danaa ci teew ak suma teey bakkan xar ci sumay tànk tubéy li ciy dëgg ma wax ko ndax ku ma xam loolu la ma xamee teewal fi aussi association nationale des entraîneurs du Sénégal tey suñu président Mbaye Diallo war na ñëw porte-parole yaa ngi fi mais dañ ne ma naa wax comme am naa kóllëre am cofeel ci sunu làmb ñuy suma xarit sumay partenaires yoo xam ne dama leen a sopp ndax li ñuy doxal làmb communication bi ñuy génnee journal yi ñuy jox ak information yi ñuy jox nit ñi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp daal di leen siyaare ci tullu kullukum koo xam ne entraîneur nga nekk ANEL si ci Sénégal ñaa ngi leen di siyaar di nuyu doomu dàng aussi moom mi doog a ñëw nekk lutteur bi représentatif aussi lépp boo xam ne ci champion Tëngéej ji la Caaka Fay aussi mi ngi fi l'international maa ngi koy nuyu di leen siyaare yéen ñëpp di leen nuyu di nuyu encore le président Gorgui Ciss mais nag dama lay xamal leen li may wax ci làmb rek trophée sunu làmb d'or bi bul buy tourné la yaa aye ren bu déwénee nañ ñaan yàlla nga aye mais na nga may ñeneen ñi mos jërëjëf. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaraw lakk maam Cheikh Fall di wax asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp ñu fi teew képp ku fi teew ñu ngi lay nuyu su ma limee nag du ma matal du ma juum de mais du ma matal donc maa ngi nuyu ñëpp di siyaat ñëpp jël nuyoo di ko teg si loxo président Gorgui Ciss mu jaaleel ma ko si ñëpp aussi tamit di rafetlu tamit lii rafetlu naa ko lool di ñaan waa sunu làmb ñi nga xam ne ñoom ñoo initié lii di ko def di woo tamit comme ni nga ko waxee sànq suñu tons bi Ibra Kane ni nga ko waxee sànq di si woo ñëpp dañ parce que lii nii ñëpp si war a solliciter ñëpp si war a ñëw jàpp billaahi wala parce que lii modification la day modifier ñëpp parce que écurie yi nga xam ne ñi Sénégal yëpp li da leen modifier parce que lii écurie bu nekk bëgg nga ko lii nii écurie bu nekk bëgg nga ko écurie bu nekk bëgg nga chaque at nga jël trophée bii te incha allah rabbi kaay baax ñun maag sama disciple gaa yaa ngi nii de mbër yaa ngi nii li may wax chaque jour laay wax man chaque jour man esprit gagneur laa yor esprit gagneur laa yor li may ñaan chaque jour mooy di jël pay ba keroog làmb mooy loolu te incha allah rabbi jël nañ ko ren déwén ci kattanu yàlla bëgg nañ ko jaar yéen ngeen ñëwaat fii bu loolu jeexee corona bi jeex lépp jeex dara amatul boobu lay neex rek ñu dàq maa ngi waxatam si turu mbëri quoi mbëri nee nañ ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm aussi suñu coach yi les fatigables yi mënuñu waxtu duñu leen gërëm ku si mel ni monsieur Konaté ku si mel ni Malick Thiombane ak Omar Kami ak nu mu tudd Laay ñii mënuñu leen bañ a gërëm quoi parce que day sonn si ñun bu baax a baax aussi tamit di sant ménagères yi ménagères yi amuñu seen fay dañ leen di woo chaque instant alors que fu mu toll ku si mel ni monsieur Ndoye ak Maam Ñaaw ak sama ménagère bi nga xam ne moom boo ñëwul muy Matar Ndiaye xam nga ñu ngi nuyu ñëpp daal waaw waxee naa si turu mbër yëpp di kontaanee lii tamit barke Serigne Bamba kontaan nañ bu baax a baax waaw jox doomu daal faral bi waaw salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp xëy na dañ dul mën a yëkkati ay kàddu rek mais vraiment ñu ngi félicité kaay baax ak encadrement kaay baax bi yëpp parce que dafay mel ni Tëngéej moo ko jël ñun bu ñu génnee amuñu kaay baax la ñuy représenté wala Songane Gueye wala Lébu gi Tëngéej la ñuy représenté donc ñu ngi leen di félicité bu baax a baax mais yii rek dafa jot am ñu am si tuuti jàngat rek mooy ay xale ak ay encadrement ay bonne volonté ñooy ñafe seen maanaam di représenter seen département donc aussi dafay jaadu aussi suñu autorités yi ñu ñuy jàppale bu baax a baax parce que buñ ko waxee buñ ko waxul ñun ñëpp dañu soxla jàppale et dañ ko manqué dañ ko manqué ñun jàppale ñu du da jox ñu stade bi rek mooy jàppale non non on a besoin ñu accompagner ñu si mën nañu jàppale ñëpp mënul ne mais ñu ku si nekkaax sa sens nga la waaye suñuy autorités yi dañ leen di interpellé waat rek joxe stade bi effort la parce que amu fi woon ñu leen ci maanaam di leen si félicité bu baax a baax mais di leen encourager aussi que ñu ñuy jàppale ñun bu ñuy génnee que mu nekk man wala bépp mbëru Tëngéej
parce que ñun ñu fi toog ñii ñëpp bu ñu waxantee dëgg rek dañ ko soxla te amuñu ko buñ ko waxulee aussi dañuy ñëw taxaw fii te duñu wax li nga xam ne moo am on a besoin te dañuy def fépp fu ñu jaarale pour ñu jàppale ñu dañ fay jaar mais à la fin duñu jàppale dañ leen di ñaanaat rek ngallaawaay ngeen jàppale ñu bu baax a baax parce que Tëngéej soxna la loolu jërëjëf ñu ngi jégalu bu baax nag. waaw jërëjëf champion léegi dañuy tëjee li nga xamante ne mooy affaire yi ak ñaan ndaxte tamit nag wax dëgg yàlla yonante bi waaye remise trophée bi kan moo koy joxe Mamadou le président monsieur le maire Issa Paye. salaamaaleykum mbokk yi maa leen ziar bu baax leen jox seen wàccuwaay du leen nuyu staff bi nga xam ne ñoo fi nekk man na en tout cas damay gërëm sama staff bi nga xam ñoom Malick Thiombane ak Konaté équipe bi bañ koy sos yàlla xam na ne fañ doon entraîné ab àll la woon barke Seydina Muhammad billaahi àll te foofu noonu boo fa demee mën too xàmmee ay kër fa maanaam boo xoolee première montagne deuxième montagne Malick mën na seede lii ay kër amu fa woon dañ faax yoon dem ba sa àll ba doon fa entraîné ñuy jàpp di jàpp kon bu lii amee tey lu il faut mu wax parce que gëm-gëm rek moom mooy waral lii yëpp mu ñëw mooy jàpp liggéey xam nga mooy lool parce que fu dara nekk woon dara lañ fàqoon àll bu nekk ab àll boo xam ne kenn nangu foon dëkk billaahi ñuy fàq di fa entraîné Malick mi ak ñi di si jàpp kon bu tawee bu egsee fii loolu il faut mu fàttu ko gars yi mooy gëm-gëm rek moo tax loolu lépp loo gëm rek lu yàggee incha allah suñu borom dina si jàppale ñuy kontaan di leen gërëm noonu jërëjëf ñu décoré doomu Dangu ci engagement surtout dans le travail mu jaar ci loxo koo xam ni man ak moom bi ñu xamante ak léegi ëpp na fanweeri at muy Ahmed Konaté mën naa wax ni xaw ma écurie Baye Baax ni organisé woo waaye xam naa ni ci li ñuy yàgg jëflante bi ma nekk ci service bi en termes de sollicitation du service pour la disponibilité du stade en termes d'organisation et tout xam naa ni sonn na ci lool donc li nga xam ne xëy na tey am ngeen ko moom wax na ma ko bu yàgg maa ngi ndokkal président ga waaye moom laay gën a ndokkeel parce que xam naa sonn na ci lool. Maintenant Ahmed je l'ai connu il était au Ndiambour un grand athlète aux 1500 mètres et aux 100 mètres et aux 800 mètres donc il a concouru plusieurs fois ici au stade comment ça s'appelle Iba Mar Diop ci temps yi nga xam ni athlétisme dafa nekkoon discipline bu ngand ñaar il a encadré des champions ici en gymnastique qui ont eu à représenter le pays parce que su ñuy wax tey Rufisque dans la gymnastique artistique incarnée par Abdou Faye qui allait au Congo qui est revenu avec 15 médailles moom mii moo nekkoon à l'origine de la mise en place de la structure Ahmed alors bi mu wëlbatikoo engagé wu ci làmb Ahmed mii je me suis dit c'est une chance pour la lutte mais pourvu que ñu xam ki nga xam ne loolu moo tax sama yaram dafa daw sànq et il y a quelque chose qui est ressorti dans le discours de mon voisin il dit lii ñu gis tey de ci écurie Kaay Baax ñi ngi ko doon gis ci japonais yi sur les asiatiques et tout de suite j'ai frémi je me suis dit ça ne m'a pas étonné parce que mi ngi ci biir donc président monsieur Gorgui en tant que président de l'écurie Kaay Baax maa ngi leen di dénk encore davantage suma rak suma xarit di leen ñaan en fait xëy na ngeen gën ko déglu parce que xam naa ne ku engagé la borom xol bu rafet la di ñaan nag loolu nga xam ni mu ngi ci moom moo wax que te yàlla rek tax mu law ci écurie bi yëpp parce que mbaax fu mu nekk rek njort naa ni barke dina fa nekk. trophée bi waay mu ngi yor enveloppe si loxo bi nag ndeysaan capitaine bi kan la jegesel mu ngi jox li nga xamante ne mooy trophée bi ki nga xamante ne mooy le président de l'écurie Kaay Baax ak le capitaine de l'écurie Kaay Baax ki nga xamante ne Petit Baye Fall nekk ci ginnaaw ki nga xamante ne mooy président Gorgui Ciss mu ngi koy remettre li nga xamante ne mooy le trophée championnat sunu lamb d'or 2020 le président Maysa Ndiaye waaw nee na da ka delloo cër bi nee na jël na ko delloo ko ki nga xamante ne mooy le président Maysa Ndiaye
ah cër de da nga koy joxe ku dul joxe cër moom doo am cër jërë ngeen jëf waay rafet na waay tàcc waay jërë ngeen jëf ba pare nag da boole kaa enveloppe ndeysaan écrit kaay baax enveloppe bi ñaata la sax ah ah loolu moom lu nee la nee roi des arènes day dugg a tënge aywa mu jóg si kaw waaw trophée baa ngoogu champion ay Demba si excel si nga bokk Mame Niang 6 waaw rajo bu mag baa ngi di teew rajo Jokko FM rajo communautaire jërë ngeen jëf waaw ñu ngi gërëm ba léegi ni ne monsieur le maire Alaaji Daouda Niang